mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore kook jàngoro ji ak tolluwaay bi tey jii lu tollook juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo amee jàngoro ji kenn nag jot ci ñoom ñàkk bakkanam daañu dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu soxal nag wàccub liggéey Idriss Déby ma nekkoon jiitu réew foofee ca Tchad ni ki démb la daal di wuy ji boromam ginnaaw bi ñu ko tabbee juróom-benneelu yoon ngir rek mu jiite réewum Tchad loolee daa ngeen ci ànd ak Mamadou Ndione mi ñu xamaleek moom ci biir xibaar yi bu ñu fa bàyyeekoo daañu wax nag ci collectif SCAP Afrique bi nga xam ne doxu ñaxtu lañ doon amal fii ci diwaanu Thiès daal di yëbbal ab mémorandum gouverneur bu diwaanu Thiès Mame Diarra Bousso Thiam moom lañ ci àndal ci biir xibaar yi mbokk yi lii daañu softal xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci accident bi xew foofee ca Fatick ba juróom-benn ci doomu aadama jële ci ñàkk seen bakkan ñeent fukk ak juróom-benn ñàkk ci nag jële ci ay gaañu-gaañu loolee daa ngeen ci ànd ak Fatou Kara mi ñu jàngatal loolu ci biir xibaar yi mbokk yi lii daañu softal xibaar yi ñeel biti réew li ci yéenekaay yi mooy ndar képp yi la xibaar su ngeen taaxirlee tuuti ñu dikk ak yéen ci faram fàcce gi. mu ngoog mbokk yi ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi jàngoroy Covid 19 tolluwaay ji tey jii lu tolloog juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ko amee kenn ci ñoom nag ñàkk bakkanam ñu dem foofee ca màkkaanu jëruñ ji ñu dénk wàllu wër-gi-yaram ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def. juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweeri cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàlla seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweeri cas ci région yi am nañ ci fukk ak ñeent yu tëddee nii ñeent ci Matam ñaar ci Kédougou Kolda Thiès ak Tivaouane benn ci Kanel ak Ziguinchor juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci malade yu entré woon hôpital wala ñu doon topp ci kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation benn malade moo ñàkk bakkanam bu su démb talaata ñaar fukki fan ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu nga ñu dellu wax ci leneen mu soxal wàccug liggéey Idriss Déby ginnaaw bi ñu ko tabbee ci boppu réew bu Tchad juróom-benneel yoon mu fas yéene woon jiite dëkk boobee ni ki démb nag la daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xam ne dañu ko dóor daal di dóor ball ci front loole nag ki nga xam ne rek moom moo di doomam Mohamed Déby moom moo ko fas yéene wuti foofee ca boppu réew ma ñu ànd ak Mamadou Ndione mi ñu xamaleek moom Idriss Déby. Mamadou Idriss Déby Itno moom de ab soldat la dëkk nag ca réewum Tchad xibaar yi ñu am ci moom de nee nañu daal papam wóolu woon na ko lool ca la jëm nag ci wàllub militaire moom nag mu ngi am lu tollook fanweeri at ak juróom-ñaar nekk général 4 étoiles moom mu ngi jàngee nag ca groupement des écoles militaires interarmées ya nekk ca Tchad laata mu dem France daal di fa nag eggale njàngam ci noonee sax la ñibbisee daal di intégré l'armée bu Tchad ni ko papam buggee woon mu daal di dugg nag ca direction générale de service sécurité des institutions de l'État bi ñuy wax DGCI loolee nag ñoom ñoo yor garde présidentielle bu Tchad Mamadou Idriss Déby Itno moom de daal dina jëf wane njàmbaar ca terrain ndax jàpp nañ ne ci atum 2009 moom nag ginnaaw bu mu amee lu tolloog ñaar fukki at ak juróom la daal di bokk nag ca xeex bu metti ba amoon foofee ca gox bu ñuy wax Dam ñu doon jàmmarloo nag ak rebelle yi nga xam ne
ki nga xam ne mooy Timan Erdimi di jarbaatu papam moom moo ko jiite woon ca bëj penkub Libi moom nag daal di wañee njàmbaar jamono yi sax moom moo jiite lépp loo xam ne nag moo yitte woon ca li jëm ci wàllu kaaraange ca palais présidentiel ba moom nag di Mahamat Idriss Déby àndoon nag papam nag ci opération yi nga xam ne moo amoon bés yi weesu ba waajuram daal di ñàkk bakkanam moom moomee di Mahamat Idriss Déby am lu tollook fanweeri at ak juróom-ñaar moom la ñu teg jamono yi ci boppu Tchad ngir doxal la ñuy wax comité national de transition. mu ngoog ñu wax ci leneen ak collectif SCAP Afrique amaloon nag ab doxum ñaxtu ci diwaanu Thiès bàyyeekoo foofee ca promenade des Thiessois wutali ca gouverneur bu diwaanu Thiès daal di koy jébbal ab mémorandum ñoom nag jamono ji la ñuy ñaxtu bokk na lu tollook 2 milliards yu ñuy koppar jëm nag ci seen foncier loolu nag ñu daal di koy toxoñ baaramu tuuma seen promoteur boobee di sàkku nag jamono ji ci fond boobee ñoom it ñu daal di ci mën a jot seen wàll ñu yëkkati ay kàddu dénk ko Moussa Mbaye ñu teewlu ko. ñun victime lañu ci promoteur bu ñuy wax groupe SCAC Afrique muy promoteur boo xam dafa installé wu woon au Sénégal en 2009 dirigé par koo xamante ni mu ngi tudd monsieur Salomon Boucho di sénégalais d'origine camerounaise bi ñu souscrire ci groupe boobu dañu jëndoon ay terrain ci réew mi yëpp parce que terrain yi demoon na Thiès amoon nañu Louga Diourbel ak yeneen donc tasoon nañu ci Sénégal waaye terrain site bi nga xamante ne moo ëpp ay clients li ëpp ci client foofu lañ nekk mooy site bi ñuy wax Mbomboy nekk ci Notto Diobass site boobu nag ki ko jiite mooy monsieur le maire Alioune Sarr di ministre du tourisme bi ñu amee ay jafe-jafe ak le promoteur en 2015 lañ ko porté woon bari nañu ko porté woon plainte ci clients yi ba waraloon ñu jàppoon ko biñ ko jàppee may ko liberté provisoire ci liberté provisoire boobu ci la génnee réew mi depuis 2015 ñëwaatul. su ma globaliser li nga xamante ne mooy investissement bi clients yi def ci site yëpp ci li ñu jot a recueillir te mën na am mu yées ko mu ngi toll ci 2 milliards 800 ak lu topp ci millions ci site yëpp waaye suñu jëlee site Mbomboy bii rek bi nga xamante ne moom la monsieur Alioune Sarr di administré. foofu ñu ngi fa def lu toll ci 2 milliards 500. suñu prochaine étape ñoo ngi dem procès waaye procès bi du tee tamit ñu wax président mu boole ñu ci ñi nga xamante ni ay victimes foncières lañ mu dimbali ñi nga xamante ni parce que xëy na procès bi mën na yàgg xëy na procès bi tamit finalité ba du am suuf te nit ñi seen suuf la ñu bëgg pour fu ñu dëkk fa ak seeni njaboot. mu ngoog mu nekkoon Mame Bousso Thiam mi yor kàddu collectif boobee ñu dellu nag wax ci leneen ak mareyeur yu diwaanu Thiès ginnaaw bi ñu jotee nag lu toll ak juróom fukk ak juróom ci ay camion frigorifique loole nag ñu daal di koy rafetlu ki nga xam ne rek moo leen jagleel loole di directeur bu DER mi daal di yëkkati ay kàddu seeni wet jàpp na jamono ji ñoom mareyeur la ñu war a def moo di ne taxaw temm ngir bind seeni projet jébbal ko DER ngir it ñu mun leen financer mu yëkkati ay kàddu dénk ko Cheikh Fall ñu teewlu. tey am nañ mbégte ñëw fii ci place de France pour jox leen camion frigorifique yu bees yi nga xamante ne délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes du président Macky Sall taxawal pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi moo leen ko jëndal jagleel leen ko muy 55 camions yu bees tàkk 10 tonnes ak 5 tonnes. loolu mu ngi bokk ci programme renouvellement camion frigorifique yi nga xamante ne délégation générale à l'entrepreneuriat rapide taxawal na ko Thierno nu mu ko waxee léegi fas yéene nañu ren ci 2021 bi dugal yeneen 2 milliards pour ngeen am yeneen 50 camions fii ak fin de l'année bu soobee yàlla loolu bu weesoo gis naa ne population yi surtout femmes yi ñu ngi laaj pour ñu jàppale leen ci lépp luy dem ci nano crédit jël nañ décision ne dinañ xool ñetti marché yu gën a mag fii ci Thiès ñu ubbi fo point nano crédit sama équipe yaa ngi fi dinañ fi ñëw def ko ci lu gaaw. camions yi 20 rek la ñu am camions yi tey nañ jël seen camion dem liggéey BNDE banque bu ñuy liggéeyal ak seen bis wax na ko léegi
camion yu bees la lu ñu leen di ñaan mooy yéen a ko njëkk am normalement am na garantie 3 ans boo leen góorgóorloo ba tey camion yu baax mun na def ak yéen 10 ans parce que camion yoo xamante ne yu dul yu bees yi ay camion 10 ans 12 ans 15 ans la gars yi doon jënd ñoom Thierno ak général ak Kayre bu ñu ñëwee dañ leen ne déet ñun boo demee Europe boo demee États-Unis boo demee Maroc fii ay camions yu bees la gars yi di dawal 5 tonnes 10 tonnes 20 tonnes donc ñun tamit Sénégal dañoo soxla lu baax bëgg lu baax kon boog ngeen sàmmal ñu camions yi ngeen liggéey si bu baax. mu ngoog ñu bàyyeekoo foofee wutali ca commune bu Taïba Ndiaye foofee nag askan wa lu jëm ci wàllu foncier ak maraîchage daanaka bu ñu sukkandikoo ci jaraafu gox boobee askan wi desuñu si benn yoon ginnaaw lu jëm également ci wàllu électrification rurale naka loolee nekkut loo xam ne lu ñuy mbëbët la foofee ca commune bu Taïba Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci alilo mi daal di yëkkati ay kàddu yu ni mel daal di jàpp ne foofee lu jëm ci wàllu émergence Taïba Ndiaye dootul xaar ba 2035 ndax jamono ji seenu gox ñu nga ca mu yëkkati ay kàddu dénk ko Cheikh Fall ñu teewlu ko. am nañu suuf am nañu xale yu mën a liggéey mais ku leen jàpp rek la ñu bëgg xale bi ci tool bi léegi nee nañu def na 20 tonnes à l'hectare te bëgg prochaine récolte 40 à 50 tonnes à l'hectare yow Moustapha fa la ñuy liggéey ci noto nee nañ ñoo war nañ fa xalaat 50 à 60 tonnes à l'hectare loolu ku ko mën a am ci benn at nga béy ñaari yoon béy ñetti yoon. mais fooy dëggu dem Ndakaaru di wuti la li nga soxla di wuti fële mën nga ko am fii kon nun yaakaar naa ne fii dafa war a nekk exemple boo xam ne nii suñu Taïba gi yeneen commune dañuy jóge ñëw jël ci exemple nous commune nous avons la charge d'améliorer le cadre de vie d'amener les infrastructures mais aujourd'hui la réalité c'est que il faut trouver des emplois et ces emplois ci xale yi rek lañ ko mën jàppale leen ñu am ndox di béy noor di béy nawet seen morom ña nekk fële at mu ne ma dem Yoff intervenir borom charrette yi fu ñu teg ñun leen du fa ma dem seeti maire bi ñu dimbale ñi sama waa kër ñoo fi nekk war nañu mat lu mat 100 ñu ngi foofu diggante ci place bi bu nawetee ñu ñëw béy su nooree ñu dellu dem fële ñooñee nag bu ñu gisee li xaw fii diggante Taïba Sanc diggante Baal diggante Makka ak Taïba Ndiaye dama bëgg nag li am fii am ci commune bi yëpp fii zone de démonstration la dañu ëllëg yeneen saa yi loolu président Assane moo ko doon wax ñu dem côté Thialé côté Jingué Màkk Kër Magueye ñoom it ñoo xam ne li ñuy def fii war nañ ko mën a def fële te loolu nag daañ ci liggéey incha allah. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel bi réew mi dem foofee ca Fatick wax nag ci accident ba nga xam ne moo fa xew ba juróom-benn ci doomi aadama ñàkk seenu bakkan ñeent fukk ak juróom-benn jële ci ay gaañu gaañu leeral ñu ànd seek soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru bi réew mi ak ab accident bu metti moo am démb ci talaata ji ci côté Njongoloor booy dem Fatick benn camion bu chargé woon béton moo bëkk benn bus bu jóge woon sud di yóbbu ay doomu aadama yu bëri. ñu nemmeeku ci juróom-benni ñu si ñàkk seen bakkan ak lu ëpp ñeent fukk yu si am ay gaañu gaañu yu metti ña nga leen yóbbu ca l'hôpital ñu teg ci seen point de presse bi ñu amaloon talaata yemoo ak ñaar fukki fan ci weeru avril bi ca UCAD étudiant yu FASTEF yi ña ngay nakarlu condition yi leen Ecobank yi di leen fayee seeni bourse condition yi leen di Ecobank di fayee seeni bourse ña ngay nakarlu itam comportement yu tegginewul ak ñàkk kersa yi ndaw Ecobank yi nekkee ak ñoom. ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ak Germaine Hijo nekkoon première dame mu Cameroun moo génn àdduna ci guddi altine jàpp talaata yemoo ak ñaar fukki fan ci weeru avril bi atum 2021 nekkoon itam veuve Amadou Ahidjo mi nekkoon premier président de la République bu Cameroun. moom nag mi ngi amoon juróom-ñeenti fukki at ak juróom-ñeent génn na àdduna ca Dakar gannaaw ba ko feebar.
mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biti réew dem foofee ca Syrie wax nag ci élection tabb seenu njiitu réew lu toll ko fukki at ba léegi daal di ñu ko fay amal bu ñu sukkandikoo nag ci parlement bi daal dinay xam ne ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai la ñu ko fas yéene amal leeral ñu ànd ci ak Mamadou Ndione. xibaaru bitim réew ñu daal di ko tàmbalee foofee ca réewum Tchad ki nga xam ne nag mooy président dëkk boobee di Idriss Déby Itno moom de daal dina ñàkk bakkanam talaata gi yemoon ak ñaar fan ci weeru avril ci atum 2021 moom moomee moo nekkoon ci bopp réew ma lu tollook fanweeri at daal dina ñàkk bakkanam ginnaaw bu mu amee nag gaañu yu métti ginnaaw bu mu amee ànde woon it ak l'arméem doon xeex coalition rebelle yi nga xam ne ñoo jóge woon bët gannaaru réew ma ca gox bu ñuy wax Kanem ñu daal di jamarloog ñoom ba président bi daal di am gaañu métti ci mujjantel bi ñu daal di ñàkk bakkanam ña xam ne di mel nag moom ñi xam ne ñoo rek baatu alarmé ba ca xamle ko ca télévision nationale ba tax na nag ginnaaw bu xew-xew boobee amee jël nañu nag ka nga xam ne moom mooy Mohamed Idriss Déby Itno di doomam général 4 étoiles am lu tolloog fanweeri at ak juróom-ñaar ñu daal di ko teg nag mu fas yéene doxal benn conseil militaire ci noonee sax rebelle yi nga xam ne ñoom lañ doon jàmmar lool nee nañu daal reconnaître nag conseil militaire de transition boobee ba tax na nag ñoom daal taxaw nañu tembe daal la leen yitteel mooy daal di dox jëm ca N'Djamena ngir nërmeel nguur ga. ca réewum Syrie ñu ngay wàcc seen élection présidentielle ñu ngi fas yéene am ci ñaar fan ak juróom benn ci weeru mai xamle nañ ko nag ci bés yi weesu ko xam ne nag mooy président assemblée nationale ba di Hamouda Sabak loolee nag ñu jàpp ne lii moo nekk ñaareelu wate boo xam ne mu nga am ca réewum Syrie te nemmeeku nañ ne nag ba léegi nag xeex baa nga fay di fa am lu tollook fukki at a ngi nii daal ñuy xeex nguurub ka nga xam ne mooy président Bachar al-Assad ba tax na nag syrien yaa nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew dinañ daal di dem rek voté ca seen ambassade ya ci ñaar fukki fan ci weeru mai ka xam leen ni mel mooy président assemblée nationale ba wax na ne nag la jëm nag ci nga xam ne ñoo bëgg a bokk ci wate yooyu candidature yi nañ ko déposé ci altine. jeexalee nag foofee ca Moyen-Orient l'armée Israël daal di amal rek la jëm ci la wàllu bombardement jëmale ko ca bande de Gaza ñoom nag nee nañu daal ay cible terroriste lañ doon bombardé ndax gis nañ ne fan yi yëpp dañuy faral di sokki ay roquette jëmale ko ca bëj saalum Israël ay fan a ngi nii nag ay terroriste di ko def ba tax na nag avion israélien daal di naaw armée Chal daal di amal ay bombardement yoo xam ne jëmale nañ ko nag ci ay camp d'entraînement yoo xam ne nag ñoo nekk ca bande de Gaza l'armée Israël daal xamle na ne lépp loo xam ne rek jëm na ci tir roquette yooyee dinañ fexe daal ba mu dakk ba faw. mu ngoog sant ko gërëm ko Mamadou Ndione mi ñu doon jukkil xibaari ñeel biti réew xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Fallou Ndam. ñu ubbee ko ak coupe africaine de football ñuy jongante rek seen juróomeelu ayubés benn ayubés rek moo des pour championnat bi jeex ci groupe A bi nag Orlando Pirates mi nga xam ne moom moo nekk ci place bu njëkk bi am juróom-ñett poñ mooy dalal Sétif bu Algérie bi nekk ci ñetteelu place bi am ñeent poñ Orlando nag moom ab tembo rek lay wut pour mun a qualifier ci quart de finale yi Al Ahly moom nag mi nekk ci place bu mujj bi mooy dalal Enyimba bu Nigéria te nekk ci ñaareelu place bi am juróom-benn poñ Al Ahly bu Benghazi nag moom day bu amee ak ndam mun na qualifier dem ci quart de finale yi poule B. Coton Sport nekk ci place bu njëkk bi am juróom-ñeent poñ mooy dalal JS Kabylie bu Algérie mi nga xam ne moom moo nekk ci ñaareel place bi am juróom-benn poñ Coton Sport nag bu amee ab victoire dina qualifié ci quart de finale yi Napsa bu Zimbabwe nekk ci place su ndàdd bi mooy dalal Berkane bu Maroc nekk ci ñetteelu place bi am juróom poñ ci groupe C bi nag. Jaraaf bu Dakar nekk ci place bu njëkk bi am juróom-ñaar poñ mooy dalal ci stade Lat Dior bu Thiès kii nga xam ne moom moo nekk ci ñetteelu place bi de Étoile bu Sahel bu Tunisie am juróomu poñ
waa Jaraaf yi nag ñoom day ab ndam la ñuy wut ci jongante bi buñ ko amee rek dañuy daal di sànni Karawas qualifié ci quart de finale yi. Salitas bu Burkina Faso dina dalal CS Sfaxien bu Tunisie. bu fekkee ne nag Jaraaf dafa daan matcham bi Sfaxien yi tamit bu ñu daanee seen match ñoom it mun nañu qualifier ànd ak Jaraaf ci quart de finale yi. ci coupe ca France ñoom nag ñu ngi jongante seeni quart de finale Rumilly nekk ci national 2 bi moom nag moo daan Toulouse mi nekk ci Ligue 2 ñaar bal ci dara la ko daan. Montpellier nekk ci Ligue 1 moom nag dafa dem fekki Cornet bu N2 daal di ko éliminer. tey jii nag kii nga xam ne moom mooy Paris Saint-Germain te yore raaya bi moom moo gagné woon coupe de la France ci saison bi weesu mooy songo ak Angers mi nga xam ne tamit ci Ligue 1 bi la nekk. Lyon nekk Ligue 1 di songo ak Monaco muy ay jogante yoo xam ne jogante choc la ci diggante équipe bu Ligue 1. Premier League nag fële ca Angleterre fanweeru ayubés ak ñaar Leeds ak Liverpool dañoo témboo ku ci nekk benn bal la dugal ci sa kaw morom. Chelsea ak Brighton tamit dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa kaw morom. ci programme nag Aston Villa nekk ci fukkeelu place bi ak benn dina dalal kii di Manchester City mi nekk ci place bu jiitu bi. ëllëg ak jàmm nag Leicester ñetteelu place bi dina songo ak avant dernière bi Brest Brom. ci Liga espagnole ñoom it ñu ngi jongante seen fanweeru ayubés ak benn ci programme nag Osasuna dina songo ak Valence. Levante di dalal Séville FC mi nekk ci ñeenteelu place bi. Betis Séville di songo ak Atlético Bilbao. Alaves di dalal Villarreal. Elche di dalal Valladolid. Cadix nag nekk ci fukkeelu place bi ak ñett dina dalal Real Madrid mi nekk ci ñaareelu place bi. mu ngoog sant ko gërëm ko Fallou Ndaw mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel wàllu tàggat yaram li ci yéenekaay yi mbokk yi moo di ndar képp yi la xibaar ñu ànd ceeg Roqaya Mbengue. dal leen ak jàmm. Le Soleil tey jii mi ngi waxati ci génnuk àdduna kii di Idriss Déby mi nga xamante ne mi ngi génnee àdduna ginnaaw ba mu doon puus ñi nga xamante ne moo di rebelle yi bëggoon a yegsi ca N'Djamena daal di koy nangu. kii di président tchadien bi nag moom it mën nañ ne daal loolu tàmmoon na ko maanaam dem di guerre def ay bataille yoo nga xamante ni ngir it daal di am li mu bëgg ci wàllu gu ni mel. mu mel ni nag Le Quotidien bu ànd nag ma ngay yëg ne kii di maréchal Idriss Déby génn na àdduna. Sahel fi mu ne nii daal dinay pattaaral ndax jaaxle waaye président Macky Sall ma ngi koy rendre hommage. journal bi di xam ne ni kii di doomam di Mahamad moo fas yéene wutu baay ba foofee nga xamante ni moom la toogandi woon ci conseil militaire bu transition bi ci diirub 18 mois. La Tribune di yëgle ni ki tali bi ma ngay defati ay njombe ginnaaw ba juróom-benni doomu aadama génne àdduna ñeent fukk ak juróom-benn am ci ay gaañu-gaañu yu metti loolu mu mel ni ginnaaw ba ñu wooree juróom-ñaari fan dong. lii di journal bi ma ngi yëgle ne kat Sénégal dafa mel ni tali bi fi mu ne nii rey dong ko tax a jóg. l'accident yi bari nañu lool bii nag mi ngi amee fële ca Fatick mu mel ni nag ci jamono jooje it ñi di syndicat yi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ña ngay ñaawlu jamono ji taxawaay bi nga xamante ne soxla nañ ko te wuyu wuñ leen ki fi mu ne nii daal nee nañ urgence la ñu am ci wàllu seeni koppar yi ñu soxla fee ca Nabil Choucair ak hôpital principal bu Ndakaaru def nañ fa ay toggum ñaxtu ngir wax nañ leen jox li nga xamante ni koppar yu ñu yelloo la ci lu soxal wàllu Covid bi. Vox Populi moom nag tey ji ci xëtam ak ñuy wan kii di Thérèse Faye Diouf moom nag fi mu ne nii dafa bëgg a jàppale marchand ambulant yi di wax ne it waa FONGIP ak waa CMS dugal nañ ci seen loxo joxe lu toll ci 100 millions de francs CFA ngir jàppale marchand ambulant yi nekk wala yi bokk ci RECAES moom nag ma ngay woo ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàll wi ñu daal di gën a organiser wu ngir mën a jot ci koppar yooyu. ñu daal di des ak Vox Populi moomee ndax it ñi yëngu ci wàllu théâtre ak cinéma fi mu ne nii nag li leen daal doy na waar kii di docteur Massamba Gueye ak Lamine Ndiaye sax ñoom jukkati nañ ci ay kàddu xam la ne ni kii di docteur Massamba Gueye nee na problème bi yëpp du dara lu dul wàllug xaatim gi nga xamante ne ñoom acteurs yi war nañ ko def maanaam contractualisation ci wàllu gu soxal wàllug yëngu-yëngu ci aar woowee di théâtre ak cinéma ki nga xamante ni moo di Lamine Ndiaye di
artiste comédien moom nag nee na bu fekkentee ne da nga war a jouer fenn war ngaa signer sa contrat ba mu leer waaye war nga it ànd ak sa dignité. Les Échos moom tey jii mi ngi wax ci wàllug lu soxal wàllug régulation marché public yi di wax ne kat ñoom dañoo daal di freiner ñi nga xamante ni ñoo di waa douane ndax itam douane su sañoon fi mu ne nii nag jot ci 800 millions yi nga xamante ni daal dinay déposé ngir itam mën cee jot waaye nag mu mel ni ñoom ñooñee nga xamante ni ñoo di waa ARMP nee nañu li nga xamante ni moom la ñu indi ci ay lay ñoom waa douane dëgërul dara ba tax na daal ñoom dañoo dàq lii di gré à gré bi. chômage bi nga xamante ne jamono ji mi ngi laal ndaw yi bokk ci parti socialiste tax na ñoom mer nañu loolu joxoon nañ sax baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoo di ministre socialiste ñi dekk ci gouvernement bi daal di ciy waxaale sax ne Aminata Mbengue Ndiaye bu fekkente ni bëgg na leen jàppale na dakkal li nga xamante ni moo di koppar yi mu yëkkati rek di leen ko jox te fexe nu ñu mën a amee liggéey jàppale seen bopp wara rek mu daal leen jàppale ci xaalis bu takk boo nga xamante ne ñoom dinañ mën a taxawal seen bopp ci ay liggéey. Les Échos di ñu ko yëgal quotidien le quotidien moom nag dellu siwaat na ci génnuk àdduna kii di président tchadien bi di Idriss Déby mën ngeen fekk rek lii di détails yi ci page 3 ak 5 bu quotidien bi. Record moom tey yegsi na suñu rédaction di ñu xamal ne kat Modou Lo dañ koo daal di piégé kii di Luc Nicolaï moo ko piégé ci combat bi nga xamante ne rek moom ak Ama Baldé ñoo ko war a sëkk bëre bu ngeen ci bëggee xam lu leen gën a leer mën ngeen dem ci page 8 bu Record. ñu daal di jeexalee ak stade mu ñuy xamal ne Sadio Mané dajale na lu toll ci juróom-ñetti but ci lu soxal wàllu Premier League bi waaye nag jamono ji war na am 6 match yoo nga xamante ni war na cee def ay jéego ngir nag ay mbiram gën a leer moom Sadio Mané ci biir stade bi sax mën nañ faa fekk Sadio Mané muy àddu di wax ne jamono ji lu metti la ci man waaye nag comme am naa expérience fi mu ne nii amatuma dara loo nga xamante ni war naa koo njott. Série A juróom-ñeenti poñ yoo nga xamante ne rek moom la wute ak ñeneen ñi Inter jamono ji macha allah dooraat na yeneen ñeenti match yoo nga xamante ni ci lay daal di tënkee tëralinam waaye nag lu soxal wàllu candidature bu présidence bu fédération sénégalaise bu football kii di Ferdinand Coly ma ngay xam ne ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ñoom ñoo war a déglu kii di Maître Senghor bu fekkente ne rek say lay baaxul ci ngay wax ne kat bilan bi daawul positif. Élection fédération sénégalaise de football boobee la ñuy dese ngir jeexal Souleymane Boun Daouda Diop di ancien DHC moom nag nee na bu fekkente ne rek mën nañ jël exemple ci FIFA lii di fédération sénégalaise bu football moom nag dafa war a am benn deal sénégalais course au titre nag Real warul def lii di faux pas ca CADEX di leen ñaanal kenn dalu jàmm. mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal ko Ramatoulaye Cissé mi fare woon ci wàllu xarale gi à la réalisation ñu àndoon ci ak Mamadou Dione lëkkaloo woon ak kooke di Rokhaya Mbeng mbokk yi cant ak ngërëm ñeen la leen jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.